to salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com comme ni ngeen ko xamee rek chaque jour ñuy dox ci sport rawatina làmb ki ñu jàkkaar lool nag ci karaté lañ ko gën a xam waaye yaakaar naa sorewul ak li nga xamante ni mooy bëre ndax gis nañ ko muy tàggat ay mbëru Fass gis nañ tamit mu tàggat Balla Gaye de ci combat mi nga xamante ni moom la jógee digganteem ak Modou Lo ñu fas yéene waxtaan ak moom ci benn affaire boo xam ne daf koy organiser chaque année moom ak ay gaayam fële ci Bawol bu ñu paree tamit war a waxtaan ak moom tamit moom Balla Gaye nan la ko waajale ak nan lay waajale yenn mbëru Fass yi bu ñu ñëwee France fekk ko fa muy Mouhamed Ali Ndiaye champion du monde ci wàllu karaté dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp champion maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Lamine. di leen ziar di leen jaajëfal tamit kontaan nag ci liggéey bu rafet bi ngeen di doxal yéen Lutte TV wax dëgg yàlla ba ngeen duggee ci wàllum reportage làmb ak ci lu mu ci mënti doon rek parce que ni yéen a ngi bëggal askan bi Sénégal ak diaspora bi tey lépp lu xew ci àdduna ci wàllum sport dañuy yàkkante dem ci net bi pour xool exactement lan la ñu Lutte TV yónnee pour que ñuy mën a xam actualité sport bi xam ci Sénégal. loolu nag du dara lu dul ay xale. yoo xamante ni wax dëgg yàlla ay jàmbaar ngeen bëgg seen liggéey am Pastef te itam bëgg askan bi diaspora bi yëpp wax dëgg yàlla. xam luy dox ci Sénégal kon nag yéen gàcce ngalaama. te nag dañ leen a war a jàppale je pense que ni borom réew mi tey wax dëgg yàlla war naa am nu mu defee ak yéen jàppale leen pour seen liggéey gën a yomb nag. ci wàllu financement matériel su ko defee te daal askan bi ak diaspora bi wax dëgg yàlla di mën a gën a kontaan ci yéen. comme ni ñu ko waxee rek tongale di teew ñuy natt ci ëkk bu ñu bëggoon xam kan mooy Mouhamed Ali Ndiaye ki tënk mooy kan. Mouhamed Ali Ndiaye nag champion du monde de karaté en 2000 xam nga pour wax la ni mbiru yàlla maa ngi judd le 16 octobre. le 16 octobre 2000 laa nekk champion du monde. ça veut dire que ni man sama jour anniversaire ci laa nekk champion du monde xam naa nag loolu lu ma yàlla jagleel la. nekk champion du monde en 2000. avant loolu nekkoon fii nag Sénégal nekk xale bi may nekk xale di commencé mini karaté Dakar Université Club mooy le Duc ak nekk fa ki nga xamante ni tey moom mooy Père Mandiaye wax dëgg yàlla yore woon ma foofu ci anam bu rafet ma nekk Duc nag yàlla def ba ma dem ba nekk ceinture marron ci laa jógee Duc nag daal di dem Dorama. foofu laa continuer sama carrière ci nga xam te ni wax dëgg yàlla ci li ma doon fii ci Sénégal nekk fi champion du Sénégal plusieurs fois champion d'Afrique aussi plusieurs fois jóge fii nag wax dëgg yàlla vers 94 96 ma daal di dem Afrique du Sud aventure nekk Afrique du Sud ba 2000 jógee 2000 Afrique du Sud après club bi ma nekk nii mooy France SIC Paris daal di may recruter ci wàllum karaté loolu ma yóbbu woon France ba tey jii maa ngi nii wax dëgg yàlla am fa njaboot nekk foofu di fa suturlu kooku nag mooy Mamadou Ali Ndiaye. kooku mooy Mamadou Ali Ndiaye karaté bi est-ce que mën nañu xam lan moo la inspiré ba nga dugg si. karaté bi nag liñ ci dugal mooy xam nga gone yi waagu ñaay ñaari tali juddoo waagu ñaay màggee ñaari tali te yàlla defoon nag ñu nekkoon nag benn champion bu mag bu ñu naan ko Madiaw Gaye tuddee woon nag ko nag Rambo xam nga bu ñu nee Rambo rek wax dëgg yàlla sa xel day dem ci ponkal parce que wax dëgg yàlla ponkal la woon. mënoon xeex lool. te wax dëgg yàlla nit ñi respecté woon ko trop nag dans le monde du sport dans le monde du karaté même dans la vie de tous les jours. boo ko rombee ci mbedd bi sax da ngay xam ne wax dëgg yàlla góoru yàlla moo romb. bëggoon ay moom it mu bëggoon ay xale trop saa yu doon dem nag entraînement géej daf ñu doon yóbbaale ñu ànd ak moom mu ñuy jàngal quand même ay phase yu ndaw ak affaire yooyu moo tax bi ma toogee ba nekkoon nag sincèrement man damaa bëgg nekk champion ci la ñëw téye sama loxo yóbbu ma Dakar Université Club teg ma ci loxo Mandiaye Touré. wax dëgg yàlla loolu nag xëy na ma nekk nag ci karaté bi bëggoon a xeex loolu avant mais tey bi ma ñëwee dugg ci karaté nag wax dëgg yàlla bàyyi caay xeex yi nga doon def ci mbedd yëpp ne nag wax dëgg yàlla gis naa lu ma neex gis naa loo xam ne tey wax dëgg yàlla gëm naa ni war naa ci mën a nekk champion mu doon nag loo xamante ni lu reetaan lu woon parce que boo nee man damay nekk champion du monde nit ñi dañ lay xool rek ne xam naa ndeysaan mais loolu bëgg-bëgg la. yàlla def na ko. bëgg-bëgg la bi ngay nekk champion du monde kan nga doon représenté France wala Sénégal. jamais de la vie xam nga yàlla defal na ma leen man je suis un Sénégalais pur sang lu ne gis naa ko nag fu ne dem naa fa ci àdduna Afrique du Sud bi ma nekkoon proposé nañ ma xaalis bu bari jox la kër jox la lépp pour me représenter Afrique du Sud ma ne mukk France tam noonu
mais dama ne nit loo dem ci àll yàgg da ngay ñibbisi. dëgg la te man lépp lu ma am rek Sénégal moom ma ko gënal. bu ngeen ko gisee ci samay activité ci lépp lu may dox ci sport en général fii dañu xam ni que ni kii fàttewul fi mu jógee. te loo xam ne nag damay remercier Sénégalais yëpp parce que les Sénégalais me le rendent très bien dëkk bi fii lépp lu ma fi soxla rek bureau bu ma dem fu ma dem rek da ngay gis les gens ils ont le plaisir de m'accueillir wax dëgg yàlla lépp lu may soxla ñu defal ma ko dara mayu ma ko nag lu dul xëy na la ma defal sama réew. te loolu amul prix. wax dëgg yàlla mooy li nga xamante ni daal wax dëgg yàlla loolu tamit moom lay xelal di ko digal képp koo xamante ni daal tey sénégalais nga nekk à l'extérieur pour wax ni yàgg dañuy ñibbisi. yàgg dañuy ñibbisi moo waral ngeen di organiser ay Open du Baol lan mooy Open du Baol sax. xam nga Open du Baol dafa nekk loo xam ni lu yàgg la parce que biñ ciy toog di ci xalaat boobu côté 2000 la woon pour dire que bi may nekk champion du monde ba pare ci laa toog di waxtaan ak Lamine Gueye sama xarit la sama frère la sama doomu ndey la mosuñoo réeroo ci dara te nag durant ma carrière sportive saa yoo nekk rek mi ngi daan sama wet nag di ma xelal ci nu ñu war a comporter woo na war a def bu compétition am itam wax la nii nga war a def nii nga war a doxalee. yàlla di def ñuy dem ba 2003 ñu doon def Jeux africains yi Abuja ma nekk porte drapeau nation bi wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee ba Abuja ci veille compétition bi pour wax la. ma feebar grippé ñu takkal ma perfusion. ni ñu toogee nii ñuy waxtaan man ak Lamine parce que boobu kenn nekku fi man ak moom rek a fi nekk ma ne ko Lamine je pense que ni bii mooy war a nekk sama dernière compétition internationale te dama bëgg bu ma paree compétition internationale ñu samp loo xamante ni wax dëgg yàlla la jeunesse dinañ ci mën a gis seen bopp. réparer une injustice boo xamante ni tey jii ci wàllum karaté parce que dund naa ko nekk naa karaté nekk champion da ngay dem compétition ba mu jeex wax dëgg yàlla amul coupe amul dara boo paree xëy na ñu jox la benn kayit rek wala félicitation nga dem ci yoon. wax dëgg yàlla xale boo xam ni kenn joxu ko dara nga ñëw compétition war nga mën a am plaisir am benn trophée boo xam ni sax boo ko tegee seen kër sax wax dëgg yàlla sa yaay mën sa mbokk yi wala mën a xëy gis ko xam ni kat fii am na ko demoon gagné fi benn raaya bi moo nekk ni ñu koy fàttalikoo. loolu yëpp dunduñu ko woon mais man nag bi ma demee ba bàyyi ne damay bàyyi compétition internationale man ne nag tey rôle bi may mën a jouer tey en tant que un ancien champion en tant que li ma dund ci karaté mooy fexe ba nga xamante ni xale yi di leen encourager ci compétition bi ñuy def ak compétition boo xamante ni nekk compétition boo xam ni ku ko dégg di nga daw ñëw pour participer. ci la ñuy toog man ak Lamine Gueye pour wax leen nag 2003 lañ ko commencé togg 2009 la ñor 2009 léegi ñoo ngi ci 2019. mu nekk 10 ans. compétition la boo xamante ni tey nag li ñu déparé mooy wax dëgg yàlla jund coupe yu rafet. yoo xam ne boo ko gisee rek sa xel lay nekk ci gagné mu ànd ak médaille ñu jël téléphone teg ci wala montre. teg ci xaalis. loo xam ne duma ko fàtte mukk te ba tey jii looloo may téye premier jour bi ñuy njëkk a def compétition bi Open du Baol bi ñuy ñëw di parce que bañ daan wax ni dañuy teg trophée teg médaille teg xaalis kenn gëmu ko woon ñii dañuy wax ne kii day wax rek mais bi ñu ñëwee ba teg lépp ñu présenté coupe yeeg médaille yeeg trophée yeeg xaalis yëpp. jigéen bi njëkk a gagné catégorie filles yi. bi ñu présenté ne vainqueur bi dina am coupe médaille téléphone 100 € xam nga lu mu ci teg wuy sama ndey. man awma téléphone. ndaw soosu moo gagné compétition bi. mais lan moo tax ngeen taamu ci Bawol kese tamit. xam nga Bawol. li tax ma taamu fi sama dëkk ba. waa dégg naan Bawol kay waxul dara. xam nga Bawol dëkku teranga la. yàlla def na compétition bi ñu njëkk a organisé bu mag bu ñuy wax interligue fii ci Sénégal Diourbel lañ ko organisé ñëwoon fekk si ñoom Lamine Gueye Abès Diop nit ku baax wax dëgg yàlla période mu tombé woon nag moom mu doon liggéey Diourbel mu teral ñu foofu accueillir ñu rayal ñu xar wax dëgg yàlla toppatoo ñu kon tey li muy def ci Open du Baol du bette kenn. docteur Amath ñaa tamit naka si dul noonu mais bi ñu ñëwee ñaa gagné compétition boobu bi ñu gamee compétition bi wax dëgg yàlla. engouement bi organisation bi nekkoon loo xam ne lu ma marqué la. boobaa nag ba léegi nag appi nag sama doomu ndey tamit nekk Diourbel mooy Lamine Gueye ma ne ko nag xam nga compétition yëpp Dakar lay am pour une fois dañuy def loo xamante ni bu amee nit fu mu nekk ci coin yu Sénégal yi dina daw ñëw. ci loolu la ñuy dox ba tey yàlla nga koy def mu nekk fête bu rëy boo xamante ni wax dëgg yàlla compétition pour wax la mbiru yàlla la
tout le monde ku fa ñëw rek ils sont logés nourris blanchis nit du fa dépenser dara à part boo ñëwee dinañ la jox foo defa ngay tëdd dinañ la jox nga lekk dinañ la jox nga naan ba keroog ngay ñibbiwaat. loolu sant yàlla la. ci ñaata fan lay am ñaata fan ngeen koy organiser 2 jours wala 3 jours. waa ci 2 jours lañ koy organiser. ci vendredi bi ak samedi bi. vendredi bi dina am nag stage buy am ak arbitre yeeg yooyu def mise en place yeeg ak stage d'arbitrage yooyu ak maintenant mise au point yeeg yooyu yëpp yooyu bu jàllee après nag def quelques remises tamit de dons ci daara yeeg ay ñi nga xam néew di doole yi nga xam ne wax dëgg yàlla yelloon nañ ndimbal ñu dimbali leen. samedi nag bu ñu xëyee ci suba gi compétition bi commencé mooy que ni éliminatoire lay doon éliminatoire yi day commencé ba ay côté 15h 15h30 16 ñu pause gars yi dem añi bu ñu añee ba ay côté 17h30 ou plus tard 18h ñu commencé nag finale yi. ak remise de récompense yeeg yooyu yëpp après compétition bi daal na di jeex. léegi loolu lan ngeen ci jublu da ngeen a bëgg karaté bi dox ci Sénégal wala dafa am recette bu ciy génn boo xamante ne business lay doon. non xam nga nag c'est vrai xam nga li gars yi di wax toujours rek mooy nit du sëgg fu dara newul mais Open di Bawol mooy la différence moom mooy tey wax dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla bu baax ñi ñuy jàppale ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax parce que ñi ci jàpp bu ma la waxee ba ci commerçant yi nekk Diourbel dañ ciy jàpp ku ci nekk rek yaa ngi am yëkkati dara pour jàpp ci rek pour fête bi mën a neex ñooñu kenn mënu leen a fay mais ñun bokk suñu mébét amul dara loo xamante ni tey lu ñuy ut la ci Open di Bawol luñ ci am rek dañ fexe ñu defaat ko ci. ok ci ñi fay ñëw ci compétiteurs yi ba nga xamante ni ku fa jógee da ngay naan nag li am Bawol amul fenn dañ koy dégg tous les jours nag. xam nga nag loolu teraanga la boo xamante ni tey aussi ñu koy wëyee parce que 10 ans ba léegi du luy changé saa yu at bu ñëwee rek ñu gën ko yokk li ñuy bëgg nag mooy aussi nit ñi surtout jur xam nga yàlla def na Diourbel dafa bëri autorité ci réew mi fii boo xoolee fii ci biir gouvernement bi autorité yi fi nekk dëkk Diourbel bari nañ trop ñenn nag xëy na ñàkk yëg wala message boo xamante ni jàllul moo tax jàpp ci am na ay xale yoo xamante ni tey ay immigré lañu. nekk Diourbel ñii nekkoon Yosekan mais tey Open di Bawol bu jotee dañ ciy dugal seen loxo bu baax kii di Khadim Niass Canada la nekk fu Open di Bawol jotee day bàyyi lépp lu mu doon def ñëw yónnee 500000 wala 1 million vraiment maa ci jàpp te ay xale yu ndaw lañu pour te dire que ni rek du dara lu dul rek bëgg seen réew bii di Diourbel wax dëgg yàlla xale yi mën a kontaan. ñuy lancer appel aussi. képp koo xamante ni kilifa nga yàlla nag may na leen tur ñu nekk Diourbel wax dëgg yàlla Diourbel war nañ koo mën a séntu fu raw fi mu nekk tey. du dëgg loolu daal mu nekk loo xam ni lu ñuy ñaan la wax dëgg yàlla que ni Diourbel waaye jàpp ci te bañ a def ni Aminata Tall. ba tax bañ a def ni Aminata Tall léegi kañ la affaire bi. affaire bi nag Diourbel bi mi ngi nekk le 2 février incha allah samedi 2 février incha allah ci théâtre de verdure. le premier ak le 2. le premier ak le 2 vendredi le premier ak le 2. ci théâtre de verdure. di ci xaar nag attention. kii di sama ay rak. sama ay xarit. Ama Baldé. Thiaw sa xiir mu fas yéene ko wëndal fële Diourbel. day ñëw day ñëw ak kii nga xamante ni tamit wax dëgg yàlla mooy Balla Gaye. c'est confirmé le champion waaw le champion de tous les temps. yàlla def ko nag wax dëgg yàlla ci victoire bi mu jógee yàlla na ko jikk di encourager tamit mutlu te tamit xale la tamit ñàkkul dara wax dëgg yàlla ñu leen di xaar ci Diourbel. ci la ñuy jaare kon dugg ci làmb ji. waaw nga dégg la nga tudd Ama Baldé tudd Balla Gaye numéro 2. lan moo la dugal ci entraîner mbër ak ban mbër nga njëkk a entraîner. loolu moom dama ci sawar xam nga comme ni ñu ko wax rek toujours rek dañuy bëgg rek lépp loo xamante ni rek fii Sénégal la sportif di ci yëngu ñu ci dugal suñu loxo yàlla def na bi may njëkk a commencé di entraîner mbër kër le Tigre de Fass le champion Moustapha Guèye jamono bi muy nekk ci dans un trou bi ñuy wax dans un noir absolu mu nekk France ci kër Madiagne nekk sama grand bu baax maa ngi koy nuyu de passage bi ñuy ñëwee tout le temps ma ko doon fréquenté nag saa yu ma liggéeyee ba waaj damay ñëw kër Madiagne ñu fekk ba ñu toog nii di waxtaan jamono jooju nag Moustapha Guèye boo ko déggee muy wax sax moom dafa def ne ancien mbër la jamono jooju moi nii ci làmb ji di waxtaan ma ne ko mais yow càmp yow bu ma la déggee ni ngay waxee nii dafay mel ni que ni yow ba làmb ji bokkatoo ci en fait non man kay pare naa ni ko non ñu toog. ba pour moom mënul ñëwaat. waaw pour moom pare na ci làmb ji. ok bi ñu toogee ba mu yàgg Gaston Mbengue daal di ñëw France. fekk Jaraaf Ndiaye tamit mi ngi fa woon muy soxnaam. bi Gaston Mbengue ñëwee war daal di ñëw seet si Moustapha Guèye
daal di koy indil avance jamono jooju ci pour Khadim Ndiaye numéro 2 jamono nag ba ñu koy wax naan ko le boucher de l'arène. numéro 1. waaw numéro 1. biñ ci toogee ñu indil ko avance dafa ne daal wax dëgg yàlla moom voilà paretul pour bëre. ok et ci xelam nag mu jàppoon ni Khadim Ndiaye ko mën. ok parce que xam nga nit ku toog ba ker nga toog ñu jox la avance nga indi jaraaf woo ma ni ma waa Mamadou Ali yëg nga lu xew ma ne ko lu xew mu ne ma sa waay di lañ fi indil avance mu ko delloo ma ne ko mu ne ma waa ma ne ko waa d'accord ma ne ko déglu ma ci laa ñëw seet si Tafa Gueye ñëw fekk kër Madiagne ma ne ko waa càmp wax dëgg yàlla man li ma dégg neexuma ma ne ko tey dañ lay ne avance nga delloo ko mu ne ma waa gis nga comme ni muy def rek ma ne ko lenn de moom xam naa ko yow pareeguloo ci làmb te ma ne ko man mën naa laa jàppale bu dema ma ne ko waaw mën naa laa jàppale ma ne ko demal nga jëli avance bale mais ma ne ko man mën naa laa jàppale tegaat la ci yoon ba nga dellu si waat loolu mën na nekk ma ne ko waaw ma ne ko déglu ma ci laa ñëw wax dëgg yàlla woo samay xarit xam nga nit ay garabam yàlla def nag ma nekk sportif amay xaritu sportif de haut niveau yoo xam te ni ñoom ñooy seen liggéey jamono jooju maa ngi Biram Diop sama grand bu baax wax dëgg yàlla maa ngi koy nuyu aussi de passage nekk nit ku baax ku yàgg aussi jàppale les Sénégalais ma ñëw gis Biram ne ko Biram man tey jii damaa bëgg Moustapha Gueye ñu jàppale ko comme yàlla def na yow ci wàllu musculation ngay yëngu damaa bëgg booleeg yow mu liggéey wàllu musculation bi kii nga xamante ni tey moom mooy Souleymane Mbaye tey nekk fii Sénégal ma ñëw waxtaan ak moom comme c'est un boxeur ma ne ko wax dëgg yàlla tam damaa bëgg ñu toog ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy mën a jàppalee Tafa Gueye ba mu dellu si waat sur le haut niveau. pour wax la nit bu ko yàlla naree jàppale mu tombeek benn Biram professeur am jamono jooju nekkoon fi di entraîner Biram ñu naan ko Serge nekkoon nag adversaire potentiel bu Arnold Schwarzenegger ci jamono bi mu ci toll bu ñu demee compétition haltérophilie bu Schwarzenegger gagné bi beneen bi ci topp moo xëy ne moom moo koy gagné parce que nekk un concurrent potentiel. ok bi ñuy ñëwee tam Biram ne ma dañuy waxtaan ak moom parce que ne mën nañu boole entraîner ñu dajew ñun ñëpp d'abord parce que lépp lu ñuy def rek ci wàllu sport dañ koy waxtaanee ba pare bu ñu toogee ñun experts yëpp ñu toog ñu ne diw nii la mel lii la ñu war a modifier ci moom lii la ñu war a def ci moom làmb lay def lii lay gën a soxla kattan bi gën a lii la ñu war a améliorer ci yaramam. biñ ci waxtaanee daal seeti ne ma non kii mën na dellu si waat bu baax sax loin que moom li mu xalaat ma ne ko mu tegal ñu un plan de travail ma ne Moustapha Gueye nag lenn. mooy mën a tax tey ñu continuer lay defal un programme de travail lenn doo ko mën a yàq mooy nga tardé mu ne ma non man naa aw ma problème Moustapha Gueye premier jour bi mu ñëw entraînement dafa xam pour wax la bi ñu entraîné ba pare Tafa dafa tëdd xam parce que tellement il avait bien travaillé après ci sama xel ma ni kii de bu fekkente ni bu subaa ñëwaat na fii lay jóge nekk champion parce que li mu daj keroog ci salle boobu pour mu ñëwaat il faut que mu am li mu bëgg dara mbir mi jaral ko dara mu ñëwaat parce que métti woon na trop. le lendemain 10h moins sa waay ñëw ma xool ko rek ree daal di dem sama xel ma ni nag kii am na lu mu bëgg te xam naa ni li mu gis fii dana ñëwaat. ñu dem ñu dawal 1 mois bi ñu dawalee 1 mois. parce que man salle bi fi mu nekk foofu ci suuf man ci kaw foofu laay liggéeyee ñu toog 1 mois yàlla def nag période boobu nag Abdou Diouf nekkoon France mu woon Moustapha Gueye pour mu ñëw seet si ko Moustapha Gueye waroon dem siyaare ko ma gis ko mu yéeg escalator yi ndeysaan sol benn pantalon bu kaki dafa mel li ma lay wax nii dafa mel na démb ci man sol benn pantalon bu kaki benn chemise bu ñuy waaxul nag barax mu ne ko waa càmp lu xew mu ne ma wallaay lu waay doon jaay lekk mu lamb mu ne ko mu ne ma bilaay ma la mu ne bis bu ma demee Sénégal gars yi xam ne am nañ problème mu kontaan nit loolu rek nga mënul sa nit. te mu leer na ma ni tamit bu ñëwee Sénégal dinañ xam ne Moustapha Gueye bi daan dem Europe ak Moustapha Gueye bii dellu si du doon benn. ma jotoon Mbaye Gueye ma ne ko Mbaye Gueye ma ne ko Moustapha Gueye bii di ñëw bu leen sax sonn fu mu jàpp Khadim Ndiaye làmb ji jeex ma ne ko jarul calculer. parce que Moustapha Gueye il est prêt sur tous les plans li ma waxoon keroog naan Balla Gaye il est prêt sur tous les plans c'est synonyme de Moustapha Gueye ci jamono bi mu tolloo ci diggante bi Balla Gaye tolloo. nga jóge fa di entraîner indaale kon mu ñëw fii indaale kattan boo xam ne bi mu ñëwee waa Fass yëpp d'accord
Mbaye Guèye woo ma ne ma fils wax dëgg yàlla kontaan naa ci état de forme bu Moustapha Guèye bi ñuy bëre Khadim Ndiaye boo xoolee nag combat bi yàggoon na lool pour wax la ne nag ressources yi muy nekkoon ci moom ba mu jàppee Khadim Ndiaye geste de rek la yëngal ko Khadim Ndiaye dem parce que doole ji nekkoon ci moom mënuñu ko woon nag te yëgoon na boppam loolu nag la ñuy soxla ci sportif pour wax la ni nag boobu mooy sama première expérience pour wax la ni ci di entraîner un lutteur wala di encadrer un lutteur. nga jóge fa di entraîner mbëru Fass yi. waaw. ku mel ni Gris Bordeaux jaar na sa loxo. waaw ban combat. Gris Bordeaux bi muy préparé combat moom ak Tyson mu toog nekkoon aussi ci situation boo xam ne wax dëgg yàlla était très déplorable bi Fass toogee ñu réunir Moustapha Guèye ne leen daal kenn dong laa xam ne tey moom mu fi mën a dellu si waat Gris Bordeaux ba ñu mën ko xool mooy Mamadou Ali. Mbaye Guèye ne ko de ñun de loo ñu wax loolu la ñuy def jamono jooju pour wax la ne man ak Gris Bordeaux sax duñu wax boo ko romboon fii sax duma ko nuyu waaye Tafa Guèye dañu yàgg comme ni wax rek sama frère la sama doomu ndey la. entraîné nga Yékini kon. du xam nga pour wax ni rek suñu wax bëriwul mais pour te dire que ni Yékini je l'ai toujours accompagné ba mu nekkagul dara ba muy nekk champion pour te dire que ni maa nekkoon. ci yan différence ci yan combat nga ko doon entraîné Yékini. pour wax la ma jox la benn anecdote Yékini bi muy bëreeg Bombardier seen combat bi nga xam te ni fi la daanee Bombardier. 2004. 2004 bi. boobu man maa indi Yékini France avant muy ñëw France ñaa grand maa ngi lay nuyu de passage nit ku baax nag ñaa bu Shell nit ku baax nit ku wax dëgg yàlla am xarma yàlla et puis nag magooma balaa ñuy jël avance bi ndeysaan boobu dafa tombé woon nag Yékini dem États-Unis pour wax ne Yékini découragé woon na ci làmb bay dem États-Unis peut-être sax bëggoon fa toog ñu woo ko ne ko kaay sa combat ak Bombardier taxaw na mais biñ koy toog ñaa woo ma ne ma waa Mamadou Ali man de dañ maa bëgg jox Bombardier waa jooju bëri na doole de est-ce que kooku damay jël avance bi ma ne ko ñaa ma ne ko leen rek laa lay wax ma ne ko jëlal mu ne ma càmp ma ne ko waa jëlal ma ne ko Yékini ci boppam mu ne ma ne ko maa koy indi France ma ne ko bis bu dellu si waatee ma ne ko bis bu ñu duggee ci làmb bi wasu ma ne ko Bombardier dina xeeb boppam mu ne ma ma ne ko waaw jëlal yàlla def ko bi Yékini ñëwee France ñu dalal ko toog comme ni ñu koy toujours defee rek ki nga xamante ni mooy Birame Diop moo doon wax léegi encore Birame Diop Souleymane Mbaye Mamadou Sakho benn malien la benn boxeur la boo xam ni poids lourd la il fait 2 mètres wax dëgg yàlla ñu teg ko ci liggéey nag bu jaar yoon boo xamante ni tey jii Yékini bi mu dellu si waatee Sénégal ñëpp d'accord te pour wax la ne nag mentalu mbër moom parce que man mooy sama mbër Yékini yàgg nañu nag bu dara dul dara ba mu nekk champion temps bi ñu daan dem sax ay Jeux africains ñoo daan nekk tout le temps moom ak ay ñoom Zallo li nga xamante ni tey moo ci marrant dans l'histoire Yékini sama mbër Moustapha Guèye sama xarit gis nga loolu de kon et puis nag bi ñuy toog pour te dire que ni lépp lu ñuy waxtaan et puis kii l'accepte nag avec philosophie ni que ni man Yékini mooy sama mbër et Yékini aussi accepte comme philosophie comme quoi que ni kii du sama mbër mais sama xarit la. kon 2006 sonnoon nga xanaa bi ñuy bëree. bi ñuy bëree. Non du tout xam nga 2006 bi ñuy bëree dans ma vie dama ne pour une fois je vais être neutre mooy que ni tey kii sama mbër la sama wëllëre la kii sama xarit la. et comme je dis nag que le meilleur gagne. 2006 nag kii la sama yaay gaañu pour wax la kii Tafa ñëwoon jaale si pour dire que ni ci préparation am parce que nee nañu nit am na yenn situation bu ci nekkee rek doo nekk koo xamante ni tey kuy déranger nga parce que mbër ak làmb dafa doy waar. pour te dire que ni période boobu pour man pour te dire que ni ma conviction ma honnêteté personnelle pour te dire que ni mayu ma woon may dem di gis Yékini wala mayu ma woon may dem di gis Tafa Guèye ni quoi que ce soit wala peut-être xëy na bu doon am sax peut-être que ni sax un peu tuuti ci xoti Tafa Guèye laa ko doon am wax la mais yàlla def nag yàlla lu muy def mu nekk ñaari champion yoo xam ne tey kenn du leen nattam le Sénégal bëri nañu te ñoom ñaar ñëpp jox ma cër parce que jour combat bi même bi coow bi amee dama wax ak Yékini ne ko par contre lii du sa wàll sincèrement bàyyi leen lii ñëw wax ak Tafa Guèye waa càmp s'il te plaît arrête toog ne ma d'accord mu nekk loo xamante ni lu rafet ba tey. nga jógee fa entraîné nga Eumeu Sène yaakaar naa moom tamit. waaw yàlla def na ko xam nga Eumeu Sène jamono bi muy nekk ci ay jafe-jafe
wax dëgg yàlla fii Sénégal entre jóge bul faaleek yooyu Gaston ne daal kii kenn rek laa xam ne mën na ma ci jàppale mooy Mamadou Ali woo ma ne ma Mamadou Ali daal wax dëgg yàlla dama bëggoon nga ñëw préparer ma Eumeu Sène parce que dafa nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay difficultés yoo xam ne wax dëgg yàlla bëgg naa nga jàppale ko. ma ne ko amul benn problème Eumeu Sène daal di ñëw wax dëgg yàlla comme ni ma daan def ak ñëpp tout le monde rek daal di koy encadrer je pense que ni la meilleure préparation dans sa vie dans sa carrière Eumeu Sène mooy li ñu def à France je pense que ni Sénégal yëpp gisoon nañ ko wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ni nag suñu rôle la rek. du pour x y ou z képp koo xam ne rek toll nga ci jàppale ne rek dañ lay jàppale te yàlla tax man loolu moom mooy sama rôle. sportif la li waral loolu mooy dem naa ba nekk champion nit mosumaa jàppale nit mosumaa taxaw mais comme ni ma wax rek redevable envers la société sénégalaise ba nga xam ne nag man loolu dama koy mettitlu ci ñi nga xam ne tey soxla nañu ku leen jàppale te jàppale parce que xam naa ko soxla jàppale lu muy mel ak lu muy jëkk mais looloo waral nag ñu indi rek ne bu ñu gisee nit ñëw soxla ñu jàppale ko sama rôle la nag. simlaay maa ngi door